بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين بالفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثامن من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. ومن هنا بكى مالك إمام دار الهجرة إلى آخر رضي الله عنه. maanaam fi ñu jeexale woon bi passé waaw mooy fi mu doon wax naan teggin bi ñu war a ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu war a yóbbee ba bu ñu daganal dara ci suñu xelu bopp bu ñu nee tamit nangam xaram na ci suñu xelu bopp ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xattaa teggin boobu moom la am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala. te nag boroom xam-xam yi mboolem li ñuy wax mënul génn lu dul ñett yi: mbir moo xamante ne dafa dëppoog lu leer nañ ci sunna, ak mbir moo xamante ne bu boobaa boroom xam-xam bi wax moom daa nettali rek li sunna wax, kon du moom lañ topp dëgg-dëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam lañ topp, wala mu wax lu wuuteeg sunna boobaa kenn du ko déglu sax, kenn du ko sax bàyyi xel foofu. mu des loo xamante ne leeruñu ne sunna la, leeruñu ne du dëppoowul ak sunna, leeruñu ne wuute na ak sunna, amul dara luy wane ne dëppoo na ak sunna, amul dara luy wane ne wuute na ak sunna, bu boobaa jëfe ko ak bàyyi ko ñooyam képp, parce que amul dara lu ñuy wane dañ ko war a jëfe, amul dara lu ñuy wane dañ ko war a bàyyi, kon jëfe ko ak bàyyi ko ñooyam. mais nag comme abi borom xam-xam la te da nga bëggoon borom xam-xam bi leeralal la mbir mi ci côté boobu moo tax nga koy jëfe, mais pas parce que daf laa war wala waru la. ba mu des nag loo xamante ne ci buntu ixtiyaat la aju, maanaam mooy sàmm diggante mbir moo xamante ne bu lii moom bu li mu lay wax mooy loolu moo gën a sàmm, voilà moo gën a wóor, wala boog mu nekk wax yoo xamante ne maanaam borom xam dañ cee dëppoo, booba moom loolu ngay jëfee. waaw léegi nag mu ne moo tax ki nga xamante ne tamit dafa ñëw di jëfe dara yawmal qiyaamati, nga xam ne dafa yokk benn wax wala benn xalaat ci diine ji, yawmal qiyaamati dañ naan ko ndax yow yaa gënoon a xam yenent bi sallallahu alayhi wasallam li gën a baax ci xeet bi wala déet, wala boog dangaa jàpp ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom li ko yàlla waxoon ne ko na ko jottaliwu ko. waa ji su ne waaw ci ñaar yi benn bu mu ni ci waaw rek day nekk yéefér, yàlla nañ ci yàlla musal, parce que benn du ci dëgg, te jullit moom mënut a gëm ne moo gën a xam yenent bi sallallahu alayhi wasallam li baax ci xel bi. beneen bi mooy mënut a gëm ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam jottaliwul. léegi kon nag ñett maanaam moo fi des, te moom mooy ñetteel bi mooy kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam daal indiwu ko. waaw ñu ne ko nag bu boobaa mbir moo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam indiwu ko ba wax ne lii mooy àtte bi lii lañu war a def, lan moo tax nga koy sos ci diine ji? lu tax nga ko ci yokk? mu ne loolu tax du den ci ŋàññ ci ñu ak yeddeel ba dana mébét ak a neexoon mu bañoon a indi dara ci diine ji ci sharia bi loo xamante ne ay àtte la yoo xamante ne maanaam ci xelam boppam rek la ko indi woon. voilà wala yeneen. léegi mu ne nag wa min huna ci foofee nag bakkaa ci la jooye woon Malik, te moom mooy imaamu daarul hijra, këru gàdday ga ala saakine afdalu salaatu wasalaam, imaamu Malik radiyallahu anhu loolu la doon jooy al mutaqaddim wax jooju noonu zakarahu al mutaqaddim li nga xam ne jiitu woon na zikruhu tuddam radiyallahu na gërëm allah wur yàlla taala ci kaw ja anhu ci moom maa ànd ak ne annahu nekk moom lam yabni musul tabax wax illaa ludul ala usulin ci usul ci cosaan goo xam ne saxiixatin gu wér la, lépp lu mu wax teg na ko ci teguwaay usul cosaan bu dëgër,
loolu tax boroom xam-xam saa yuy wax daa war a wax loo xamante ne tout le temps day tegu ci cosaan bu dëgër waaye man nii laa gisee mbir yi il paraît que bon je pense que d'ailleurs bu ma xoolee adduna bi ni muy doxee man daal yaakaar naa ne lii déedéet daa war a ne mbir mi boo xoolee alquran aaya sàngam wala xadis sàngam wala boog règle usul wala règle fiqh sàngam mooy wane ne nangam lañ war a def loolu moom bu boobaa nit ki wax na mais waxiwul xelu boppam mais ijtihad na ci wàllu googu def na effort d'apporter un jugement mooy jurisprudence wala yu mel noonu mais da ko teg ci xam-xam bu leer loo xam te ne cosaan bu dëgër la kooku moom du kooku moo tax ñuy wax kon ñu bàyyi xel ki tax ñuy wax mooy ki nga xamante ne dafa wax ji mais tegu ko ci xalaat ci nii ci alquran nii ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii ci wax joo xamante ne daf koy teg foo ci layu bu dëgër maanaam ci cosaan bu dëgër muy ni ki noonu du ko teg tamit maanaam ci benn règle usul nii règle fiqh ba pare attention xam règle usul wala xam règle fiqh rek taxul nga mën a wax ji nga mën a indi ay argument par rapport à ça déedéet il faut que nga xam règle bi ba pare xam condition d'application de la règle parce que ñu bari dañuy xam règle usul wala règle fiqh mais duñu xam yan condition lañ mën a war a appliquer règle bi. mooy nga xam 5 grandes règles fiqh yi. waaw mais ñu indi benn cas nga génne ci benn règle. nga génne ci benn règle fekk cas boobu du appliquer wu foofu. xoolal tey masalan tey ku ne jabaram sama soxna si ak kam ma la bëgg way fase naa la way maanaam di ko kafe ñu wax ko mu ne innamal a'malu binniyati parce que règle usul bi règle fiqh bi dani al umuru bi maqasidiha mbir yëpp ci yéene yi la aj ci jubluwaay yi la aju mu ne kon nag dama yéene comme man yéenewu ma ko fase dama doon kaf kon nag fase yu dogut dañ naan ko déedéet parce que fase dafa bokk ci yi nga xamante ne ay exception lañ ci règle boobu donc kenn du ko appliquer foofu. mais boo ko bëggee taggaat da nga koy takk naa la rek. déedéet boo ko bëggee taggaat. waaw déedéet boobu nag dañuy seet ba xam mataloo ñett. bu nekkee mataloo ñett. waaw bu dee mataloo ñett moom da nga koy jëlaat mais da ngay seedeel da ngay woo ay seede ñu seede ne mës nga ko mu ne fase woon nga ko benn yoon am nga benn mu dese la ñaar kese. Allahu akbar. D'accord. voilà boo amee ñett moom loolu moom leer na moom maanaam nit da koy takk ba sëy ak moom. ba waa kay. nga doog ko jëlaat. nga doog ko mën a jëlaat. ba ñoom ba mu waajooju bàyyi ko. waaw ci mu leer nañ. voilà loolu la ñuy wax ba'da zawj voilà. nga doog ko takkaat. léegi kon maanaam pour wax la ne la règle yi xam ko benn affaire la mais xam sur condition d'application yi beneen affaire la. domaine d'application yi. voilà mooy domaine de définition suñ ko mënoon utiliser bu dee mathématicien yi dañ naan domaine de définition waaw. il faut ñu xam loolu de loolu moo tax du n'importe qui moo war a ne way nangam ndax qaida bi nee na règle bi nee na ndax waa usul yi dañuy wax nangam déedéet non il faut que mu maîtriser d'abord yenn condition la ñu mën a appliquer loolu tey buñ ne annahu yaqtadil fasad masalan bu ñu teree dara sharia bu teree dara dafay waral loola maanaam résultat bu ci juddoo day yàqu mais ci yan condition la yan condition lay den et cetera ad darurat tubihul mahzurat nécessité yi day tax ba yi xaraamoon dagan déjà il faut nga xam lan mooy nécessité ndax cas bi nga nekk lii nécessité la wala du nécessité wala besoin rek la besoin la wala nécessité la wala luxe la nga xam tamit ba xam ci yan condition la ñuy appliquer règle boobu est-ce que règle boobu dañ koy appliquer ci toutes les nécessités wala nécessité bi dafa dépendre ci nécessité bi. c'est le degré de nécessité quoi. voilà et cetera est-ce que tamit loolu d'accord nécessité la mais est-ce que am na leneen loo xamante ne moom mën na ko remplacer wala est-ce que yow nécessité boobu boo ko utiliser doo yàq lu gën a rëy loolu. tey xoolal par exemple rey nit xam nga tey bu ma nee tey benn waay bu jëlee tiim ma pistolet am revolver bi ma téye mu ne ma dóoral waa ji mu dee boo ko dóorul mu dee yow dama lay dóor yow nga dee est-ce que dóor ko du nécessité dóor bal waa ji mu dee nécessité la parce que yow da nga war a dund
mais nag foofu règle boobu du ci appliqué wu parce que sa dund gënute cher dundam moom da ngay bàyyi yow ñu rey la tey imaginer nit koo xamante ne tey muy góor muy jigéen par exemple jigéen bu ñuy siif lu mën ci xew daa war a bañ même buñ ko dee rey est-ce que mu sauvé woon vie am ci bàyyi ñu siif ko est-ce que du nécessité nécessité la kay d'une grande importance en plus. voilà mais côté boobu déedéet elle ne doit pas se laisser faire. góor tamit noonu la buñ nekkoon dañ lay def yu fi góor jigéen day bañ même buñ ko dee rey su nangoo ñu def ko ko charia day daanu ci kawam waaw. waaw atte yi ñuy atte ni ñuy def góor jigéen lañ koy def moom tam bu nangoo même bu dee dañ ko tiimale pistolet ci waxu bon li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam pour wax la ne la même règle yooyu sax dafa am ay conditions d'application il faut ñu xam yooyu maanaam doo ñëw rek wooy la nécessité nangam déedéet nag mooy nécessité d'abord du yow yaa koy définir benn dafa am fu lu ñuy wax nécessité waaw ak yeneen ak yeneen dana ci gars yi de. ah non c'est que loolu la ñu war a bàyyi maanaam bu daluma kenn c'est que c'est xam nga éclaircissement rek la maanaam acte yi lii la ñu war a def lii mooy charia nii la ñu war a doxale parce que lii mooy diine yàlla ji la duñu maanaam pour éclaircir mbir mi duñu ne bu ñu waxee dara lu leer ñu ne c'est parce que da ngay dal sama xel nekkul ci kenn jubluwuma wax ak kenn jubluwuma dal kenn jubluwuma dugg ci kenn mais c'est que dafa fekk ne jamono lañ nekk joo xamante ne nit ñi xamuñu ba pare dañuy ñeme gaaw a wax donc il faudra que loolu maanaam affaire yi suñu bët ubbeeku par rapport ak affaire boobu ñu xam ne bala ñoo wax ci benn question bu mën a doon bala ñu am droit wax ci dafa am d'abord yenn maanaam benn maturité wala benn niveau wala benn en tout cas niveau de connaissance wala acquisition voilà de connaissance bu ñu war a am ba pare waruñu rek di jóg di aventurer wu surtout ci diine yàlla ji loo xamante ne du doon comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne idha aradta an la yuqifannaka Allah ala sirati tarfata aynin fala tahtasanna fi diini bi ra'yika soo bëggee yàlla du la teg ci kaw sirat doo fa toog lu tolloog xef ak xippi doo fa yàgg bul sos mukk ci diine ndax ci say gis-gisu bopp affaire yi diine dañ koy xam dañ koy jàng te dañ koy jëlee de génération en génération voilà loolu la mais du dugg kenn du déedéet jubluwuñ ci je pense que voilà jubluwuñ ci wax ak kenn ah mais nag ñooñu bu ñu baree nag nan la ñuy def dañuy bàyyi noonu diine ji maali faro ci gaa yi yàq ko ci maali faro noonu déedéet voilà mais duñu bàyyi gaa yi yàq dégg nga kon imam Malik rahimahullah ànd ak ne ci wax bu mu wax am na fu mu ko teg fu wóor ci fondement cosaan bu leer walakinahu waaye nag xaafa dafa ragal ala aadati ko ci kaw aada yi maanaam ni mu nekkee aada yi awliyaullahi wàllu yàlla yi al aarifina way aji xam ya nand ya bi ci moom yàlla dafa fekk ne wàllu yàlla yi ñoom dañuy ragal yàlla tout le temps laa ya'manuuna duñu am kóolute ci makraho ci am ay mbiram maanaam am pexem mooy ay mbiram moom bur yàlla subhanahu wa ta'ala radiya yàlla na gërëm allah bur yàlla ta'ala ji kay jaanu ci moom loolu moo tax daf fekk ne wàllu yàlla yi seen xel dadul dal tout le temps ñi ngi xalaat naan man est-ce que yàlla dogalul ci man ma nar a yàqule ngir benn wax bu ma mës a wax wala benn jëf bu ma mës a jëf même bu dee bàyyiwu ma ko xel tout le temps seen xel ci loolu lay ne dañuy tiit fala ta'manu makral hakimi ilahina fa aminu makrullahi kookee da koo xamul waaw
mooy la El Hadj Abdou Aziz wax bu leen wóolu mukk pexe ak tëral bi yàlla di tëral comme ne Alxuraan wax falaa ya'manu makra illal qawmul faasiq illal qawmul xaasiruuna ñii perte rek nar a perte dëgg rek ñoo wóolu ne yàlla di fi mu ni mu mën a jaar ak ñoom ba yàqal ba duma leen ñooñu rek ñoo koy wóolu ku xelam dal ku ne rek daa xamul moo tax mu ne fa aminu makrallaahi ku wóolu pexeb yàlla rek kookee da koo xamul daa fekk daa xamul kuy yàlla bu xamoon kan mooy yàlla ak sañ gi mu sañ nga xamante ne moom amul comme ni gars yi di am de kii sama waay la du ma ko def dara déedéet yàlla mën nga nekk nit ki ko gën a jege du jour au lendemain mu dégradé la totalement te defoo dara parce que moom la neex yàlla lu ko neex lay def lu ko neexul du ko def waaw nit ki mën na nekk ki gën a gradé bés jot yàlla dogal ci moom mbir moo xamante ne mooy tax mu perte lépp waaw du yàlla rek lay neex le fait que mu nekkoon ku baax le fait que mu yëkkati woon ay mbiram le fait que mu mayoon ko ay maqaama le fait que mu mayoon ko alal le fait que mu mayoon ko xam-xam le fait que mu mayoon ko daraja yooyu yëpp yàlla la neex du lu waa ji def heure bu ko neexee la koy dindi def ko ni mu def ñeneen ñi wala mu gën leen yées heure bu ko neexee tam mu jël nit ki nga xam ne yéefir bu bon la di noonu l'islam di noonu yàlla di noonu yeneen di sa et cetera nekk yéefir bu bon a bon heure bu ko neexee mu wëlbati xolom waa ji tuub mu yëkkati maqaamam ba mu kawe heure bu ko neexee ñoom nag loolu lañ doon ragal rek imam Malik radiyallahu anhu boo gisee mu doon def noonu dafa xam ne yàlla mën na jaar te nit ki pertangam ak texeem mën na jaar fu ne fu mu ko sax xalaatewul le fait que mu nar a texe wala mu nar a perte dem safara kooku yàlla mën na koo jaare fu ne fu mu sax xalaatewul loolu rek la waaw waaw kullu qalbin min qulubi bani aadama bayna asba'ayni min asaabi ar-rahmani yataqallabuhu kayfa yasha li nga xam ne moom la kii wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne bépp xol ci xolu doomu aadama yi mi ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraamu yàlla yi mooy diggante coobaram ak diggante kàttanam muy jàllar bi xolam saa yu ko neexee xanaa gisoo leen ni xolu nit instant bii nii da ngay gis mu féex ñu teg ci quelques secondes mu tiit ñu teg ci quelques secondes tiit ba dañ ñu teg ci quelques secondes nga gis mu am benn genre tristesse ñu teg ci quelques secondes nga gis mu bëgg ngi teg yàlla moo koy jàllar bi nu ko neexee noonu tamit lay defee mu yëg ni gëm na ngëmum yokku na instant bii ni mu jekki-jekki mel ni ngëmum dafa wàññeeku mu jekki-jekki mel ni xolam dafa xat mu jekki-jekki mel ni xolam dafa ubbeeku encore mu jekki-jekki yëg ne recevabilité maanaam pare na tey pour dégg wax yu neex wax yu rafet waxu yàlla pare na léegi ci dégg ko mu jekki-jekki mu mel ne dégg waxu yàlla sax fi mu toll instant bii bugg ko dafa bëgg noppalu et cetera xol bi ci boppam yàlla moo koy jàllar bi nu mu ko neex nit ki noonu lay jëlee benn xol léegi mu nekk jullit bi gën a gëm yàlla léegi su ko neexee mu jàllar bi ko mu nekk yéeféer léegi bu ko neexee mu jël xol bi yéeféer bi gën a wedd yàlla mu jàllar bi ko mu nekk ku gëm moo koy jàllar bi nu mu ko neexee nag te tàgguwu ci kenn amul ku mu ciy consulter te kenn du ko contrarier d'accorduma amu ci de neexuma man de bëggewuma ko nii amu ci yàlla lu ko neex rek lay def fa ma sha'a kana wa ma lam yasha fa mumtani'un kayfa sha'a ahtakam wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha ta'ala ila wa jalla haka yàlla lu ko neex lay def fa ma sha'a kana lu ko neex mooy am wa ma lam yasha lam yakun lu ko neexul loola du am abadan kayfa sha'a ahtakam wa yaf'alu te yàlla mooy def ci nguuram gi fi mulkihi ma yasha lu ko sopp ta'ala ka ëpp xel mbindee fii al ilahu buur bi
wa jàll rëy na màgg na màggaayu bu jéggi dayo alxakam moom yàlla mi nga xam ne mooy tëral atte yi te kat fa maa in yuqaalu limaza faal walim laa waxal laa bi xaal waxtakam yàlla kenn du wax ne fa maa in yuqaalu limaza faal lu tax muy def lii ak walim laa lu tere woon mbir mi demee nii waxal laa waaw lan moo tax lan moo tere lan moo tax ba mbir mi di demee nii ak a neex ak ñun daal mbir mi daal mënul naa demee neneen déedéet mun naa àtte neneen déedéet moom daal lu ko neex lay def moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaan biñu laajee Ummu Salama radiyallahu anha ban ñaan la ëpp li mu daan ñaan mu ne bi mu nekkee sa kër nga ko daan gis mu ne daf daan ñaan allahumma ya muqallibal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika ci beneen riwaaya ma sarrif qalbi ila diinika yow yàlla yow mi nga xam ne yaay soppandiku ci xol yi yaa koy manipuler nu mu la neexe yàlla nga jël sama xol nga jubale ko ci ma lay topp wala yàlla nga ci benn riwaaya yàlla nga jël sama xol nga teg ko ci sa diine ji nga jubal ko ci sa diine ji maanaam nga orienté ko ci sa diine ji ñaata nit tey ñooy judd ci benn kër goo xamante ne kër gi ñëpp a dëng ñu mu màggandoo ak xale yépp ci même condition yi moom mu mel nii ñeneen ñi mel neneen moom mu nekk imam ñi ci des nekk ay continuer seen yoonu bandi bañ nekkee ñaata nit ngay gis contraire bi am ñu mu juddoondoo màggandoo ak ay nit ci même condition yi ñu màggandoo ci même condition yi nga gis mu mel neneen mu jàllal bi xolob jàllal bi ku mel ne moom mu dëng te ñi ci des ñëpp nekk ay imam ñu baax et cetera moom mu sànku loolu ñaata yoon lañ koy gis du jeexu xaaj loolu mooy yàlla mooy jàllal bi xol loolu nag aarifuna billahi xam gi ñu xam ni yàlla amee kattan ci loolu ak ni mu ko mane ak ni mu ko sañe te du tàggu kenn te du laaj avis wu kenn loolu moo tax seen xol du dal ak seen xel tout le temps ñu ngi tiit par rapport ak seen borom mais foo fekk ku xamul moom pour moom tout est bien affaire la vie est belle tout est rose. mais ñoom loolu la ñuy wax mooy yàlla suñu buur yàlla moom duñu def lu bon ñëpp àjjana la ñu dugg. waaw mais ku xam yàlla day xam ni mu sañe xoolal Iblis xoolal fi mu jaar ak yàlla yëpp ak li mu ko jaamu yëpp mais dafa xëy yàlla dégradé ko tout simplement ak ñeneen ku xam mbiru yàlla moo tax nag kooku nag ku ko xam du xeebaate ku xam ni yàlla mën a wëlbatee situation yi du xeebaate ku xam ni yàlla mën a defe lu ko neex tout le temps day jéem a nekk ci yoon ba pare nag tout le temps day jàpp ne moom lii mu mel nii tey yàllaa ko may xéewalu yàlla la waaye du jàmbaaram nii pour rien xéewalu yàlla la rek comme li Ibn Ata'illah wax radiyallahu anhu yàlla dafa jël wërsëg ñaari wërsëg la wërsëgu zahir ak wërsëgu baatin wërsëgu zahir yi mooy yi ñuy gis kër yi alal yi soxna yi yére yi am yi et cetera yooyu lekk yi naan yi et cetera yooyu ñooy wërsëgu zahir wërsëgu baatin yi mooy ngëm yàlla leer gu nekk ci xol ragal yàlla yiw mbaax et cetera mu ne nag waaye yàlla dafa séddale xéewalu baatin yi ba noppi doog a séddale xéewalu zahir yi texe gépp texe nag mi ngi ci ki nga xam ne yàlla xéewal la ko xéewalu baatin musiba gépp musiba mooy ci ki nga xam mi ngi mooy koo xamante ne mi ngi dal na koo xamante ne moom amul wërsëg bopp wërsëgu baatin même bu dee wërsëgu zahir am na ci ay ton am na ci lu dul jeex yàlla nañ ci yàlla musal mu ne kon nag qaala wax na ash-Sha'rani Abul Mawahib Abdul Wahhab ash-Sha'rani radiyallahu anhu gërëm Allah bur yàlla ta'ala ji kaw ji anu ci moom mu ne kon nag fala tafriqata amul benn teqale indana fi ñun
bayna diggante a'immatul muslimina imaamu jullit ñi kama kem ñi nga xam ne la tafriqata amul teqantal indana fi noonu baynal anbiya ci diggante ñañu solooña wal mursalina ak ñañu yónni ña alayhim yàlla nekk ci ñoom assalaatu julli wassalaam bu ñu lëkkaleeg mucc maa ànd ak al imaanu ngëm yàlla waaw ku gëm yàlla du teqale diggante ñi gëm maanaam diggante yenent yi alayhi salaam laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñun yenent yëpp lañ gëm alayhi salaam dëgg la yenent yi dañoo gënalante mais le fait que ñu ne yenent ñun ñëpp lañ gëm amuñu teqantal ci boobu d'accord nag ñu ñëpp ay yenent alayhi salaam te li ñu indi woon baax la imaamu jullit ñi tamit noonu la ñu leen considérer même bu ñu jàppee ni par exemple ñun ne imam Malik mooy suñu imam ci ngir bi rahimahullah rahmatan wasi'a ay waxam moom bu fekkente ne dalil yi tegu na suñu kanam xamuñu nu ñuy nootale benn waxu imam Malik moo ëpp doole fi ñun rahimahullah parce que bu fekkee dalil yi ñu ngi fi moom wax moom la wax ne doo askanale wax ji kenn da nga koy askanale yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moom waxu yenent bi la wax sallallahu alayhi wasallam foofu la tegtaloo kon ndekete du waxam moom du mazhabam kañ lay nekk mazhabam mooy loo xamante ne wax ju leer gu tukkee ci alquran nii ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci loolu waxoon nañ ko ci voilà ci kaw léegi bu fekkee ne loolu amul bu ñuy wax ci yoo xam ne ay ijtihadiyya la maxda maanaam ijtihadiyya kese la jurisprudence rek la interprétation rek la loolu ñun waxu imam Malik moom la ñuy jël même bu ñu jàppee ne waxam la ñuy jël ndax mooy suñu imam ndax qawaid yi règle yi nga xam ne moom lay tëral moom la ñuy topp waaye du tere ñu gëm ne ñoom ñëpp ñu yamale leen bañ a teqale d'ailleurs sax ca gannaaw wax na ne ndaal xam-xam bi aju ci ne ñoo tolloo wala kii moo gën kee ñun loolu xamuñu ci dara ci yàlla la ne contrairement ak par exemple lu bari nit ñi erreur bi ñuy def naan woy ngir sàngam moo ëpp doole ngir sàngam loolu xamuñ ci dara imam sàngam a gën a màgg imam sàngam kooku ñun xamuñu ci dara nee na loolu ci xam-xam boobu gat yàllaa ko yor waaw kenn ku ci nekk boroom gënal yu mag nga yoo xam ne ku bu ñu xoolee say mbir yow kese ñu teg la dañ naan yow amul moroom amul kenn ku mel ne yow xamuñu kan moo gën a kawe ci yàlla mais daal liñ mën a xam mooy ñoom ñëpp ay imam lañ kenn ku ci nekk nag sa ngir ak sa imam moom ci masala ijtihadiyya maxda yi nga xam ne ijtihadiyya kese la yooyu li sa ngir wax nga wax parce que seen qaida ngay topp seen règle parce que yow mënuloo tëralal sa bopp ay règle yoo mën a attee il faut nga sukkandiku ci règle ñu njëkk ñi au moment où ngir yi dañoo wutee yenn règle yi loolu moo tax tu es obligé nga topp imam boobu ci loolu parce que loolu moom taqlid max da nga mën a def da ngay taqlid ci côté boobu mais sinon da ngay suivre mbir yi selon dalil et cetera voilà wala wax joo xam ne mënoo de toute façon mënoo gis dalil mënoo cee xam dalil loolu lay def lu dul topp li imam bi sa imam wax parce que wóolu nga ko waaw mais tekkiwul ne tekkiwul ne da nga leen di teqale ni nga mën a jële tey wax joo xam ne imam Malik moo ko wax noonu nga mën a jële ak xol bu sedd guy wax joo xam ne imam Abu Hanifa ko wax wala imam Shafi'i wala imam Ahmad ko wax radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wala ñeneen ak xol bu sedd guy nag nit ko xam dëgg du différencier mazhab yi waaw du différencier mazhab yi ni mazhab bi moo gën ci kii moo waaw gën ci du ko différencier déedéet ñoom ñëpp benn lañ voilà loolu daal moom nga war a def loolu daal mooy li ñu war a jàpp dégg nga yàlla nañ ci yàlla nañ ko yàlla may waaw mu ne loolu nag yooyu rek day ànd ngëm yàlla maanaam ngëm yàlla bu matee sëkk ci nit yàlla da koy wërsëgal loolu mu ne fa man képp koo xamante ne farraqa dafa teqale baynal a'immati diggante imam yi faqat dëgg-dëgg xaana war na allahu yàlla wa rasuluhu ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañ ci yàlla musal wa fataxate ubbi na baaban buntu min az-zulmi ci tooñ ci hadhihi al-ummat si biir xeet ubbi na buntu ci tooñ xeet bi ku teqale diggante imam yi war na yàlla war na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te ubbi na buntu bu rëy boo xam ne da cay jaaree pour tooñ waa xeet bi waqat dëgg-dëgg zakaratu duna al ulama u boroom xam-xam yi fii kutubil aqaid ci téere aqida yi annahu nekk la li wér ba wóor mooy yajibu war na ala kulli insaan ci bépp nit an ya'taqida ca mu fas an na ci li wér ba wóor mooy ne sa'ira mboolem a'immatul muslimina imaamu ñu jullit ñi
ala hudan ñi ngi ci kaw njub min rabbihim bu tukkee ci seen borom fa in yakun nee na bu nekkee zalika loolu kashfu mu ne baax na su dul loolu rek fa illa maanaam bu dul loolu rek fa imaanan kon na ko gëm yàlla na ko gëm maanaam mooy le fait que nit ki war a jàpp ci xolam parce que mu ne lii moom imam yëpp téere aqida yi ñoom ñëpp gëm nañ loolu dañ koy wax souvent dañ koy wax ci seen téere aqida yi ne dañoo war a fas ci seen xol ne dañoo gëm ne lan ne ñun ñëpp ne imam yëpp ci njub lañ nekk imaamu jullit ñëpp imam yi nag buñ ko waxee waxuñu imaamu jàkka yi waaw déedéet imam ci xam-xam lañ wax mooy ñi Cheikh Omar radiyallahu anhu waxoon ne ñii nga xam ne alquran la ñuy utiliser ak sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci règle yu leer ak gis-gis gu rafet ñooñu noonu nga xamante ne moom la ñuy topp noonu la ñuy génnee at yi noonu la ñuy maanaam mën a jëlee masala bu taxaw ñu mën ko def noonu kooku mooy imam ak jamono jum mën a dëkk jamono jum mën a dund kooku imam waaw kooku imaamu jàkka taxul ñu wax ak jumaa ji waaw parce que imam li tax ñu ko wax imam mooy day njiit la dafa am njiit ak njiit day njiit bi moom day voilà bii njiit la ci domaine diine ji ci boppam d'une manière générale voilà léegi nag kon mu ne dañoo war a jàpp lool ci suñu xol waaw léegi nag loolu mu ne ku ko am ci kashfu baax na alhamdulilah koo xam ne yàlla da ko may kashfu mu am dévoilement spirituel xam ne yàlla day ubbi muy gis yoo xamante ne c'est métaphysique wala c'est nu paranormal lañ koy waaw ko c'est bien alhamdulilah surul loolu mu war au moins mu gëm ko bu ko gisul ba gis dëgg-dëgg bi ni mbir mi amee au moins mu gëm ko ci xolam wa man képp koo xam ne nag nazala wàcc na anil imaani walif ngëm ga rek faqat kooku nag dëgg-dëgg nag xasira perte na kooku ñàkk na maal xasira na ànd ak way ñàkk ña kooku perte na dëgg-dëgg koo xamante ne nag gëmul sax loolu moom daal affaire boobu daal gëmu ko moom daal jàpp na ne am na ku imaam yi daal ñoom daal mu leen di teqale daal moom daal ngir yi daal du boo ci topp baax nga léeg-léeg daal maanaam daal mu jàpp ne daal moom am na ñoo xam moom daal ngir bi daal la war a topp yeneen yu dul yooyu baaxul wala waroo ko topp wala nangam subhaanallah gars yi da nga ci gis ñu dem ba di laajte xol di laaj ndax masalan ab Shafi'i ndax mën naa takkub Hanafi nga gis imam waa ji ñu laaj question bi naan ko waaw bu fekkente ne comme que loolu mën naa ne kay ndax comme mën nañoo takk chrétien bu jigéen loolu li muy tekki mooy mën nañoo takk loolu mooy ab Hanafi ab Shafi'i mën naa takkub Hanafi bu jigéen ndax mën nañoo takkub chrétien akub juif kon ci loolu lañ koy xiyaase xam nga loolu garaaw na subhaanallah dem ba ci niveau boobu loolu garaaw na lan ngay xalaat ci ki nga xamante ne day taxaw ne du julli ci ginnaaw waaji parce que bokkuñu ngir loolu imam bii bokkuñu ngir donc du mu jiite moom bu kàbbaree day wax bismillahir rahmanir rahim ci kaw wala du ko wax te man contraire bi laay def kon moom mënumaa jiite wala kii ni muy jullee mooy par exemple ajjuma bi masalan day xutba te day làkk beneen làkk bu dul arab wolof wala français wala joolaa wala pël wala mandeng wala chinois wala anglais ci kaw loolu kon man Maliki bi du ma mën a jiite ndax man day mel ne sama ngir loolu du ci nekk loolu mooy yow kon gëmoo sax ne li ñuy wax ne imaam yépp ci li ñu ne noonu baax na gëmoo ko lan ngay xalaat nag ki nga xam ne dem na ma ba ni sëriñ diw ku ko gëmul doo dem àjjana kooku xanaa mu gën a garawat lan ngay xalaat ki nga xam ne naa waaw tariqa diw tariqa sàngam moom ku ca bokkut baaxu
yàlla nañu yàlla sàmm qultu Cheikh Omar radiyallahu anhu nee na wal amru mbir mi nag kama kem ni nga xam ne xaala noonu la ko waxe la Moustapha phrase bi jeexul woon de ankay wa man nazala képp ku wàcc anil imaani walif ngëm faqat dëgg-dëgg xasira ñàkk na maal xaasira na ànd ak way ñàkk ni lii waxoon naa ko waaw baax na man ci imaan bi laay wax waaw ok baax na qultu mani wala amru mbir mi nag kama kem li nga xam ne xaala noonu la ko waxee ndax xaala wax na moom kan imam as-Subki Tajuddin as-Subki lii tamit tey waaye sa waaye la waaw rahimahullah fii jam'il jawaami' ci jam'ul jawaami' téere boobu ah maanaam téere la boo xam ne téere usul la dafa dajale xam nga usul en fait yoon yi ñu bindee usul dafa am yoonu xanafiya yi tariqatu xanafiya am ñi ñuy wax am tariqatu shafii yi maanaam mooy tariqa yeneen yoon jumhur tariqat jumhur mooy yoonu jumhur mu am tariqatul jam' baynahuma yoonu bi ñu leen di boole ñoom ñi ak tariqatu ilxaaqu aslin bi far'in ak yu mel loolu maanaam yoonu mais ñett yi ñooy gën a siiw mooy yi mën a njëkk a wax mooy am na tamit tariqa beneen yoon mooy bu al maqasid yi toppee ko ci maqasid yi comme ni nga xam ne noonu la kii def ci al muwafaqat imam ash-Shatibi rahimahullah waaw juróom yooyu en général ñoom ñooy yoon yi bi ñii bindee téere usul yoon ñetti yoon yi nag ñooy njëkk yuy gën a siiw yi mooy yoonu xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy jël en fait ñoom ni ñuy bindee téere usul yi mooy dañuy jël téere dañuy jël xool seen imam yi masala fiqh yi ñuy wax après ñu xool yan règle ñoo leen war a boole ñu bindee noonu c'est-à-dire que ñoom kon dañuy déparé à partir de atte yi fiqh yi pour génne règle yi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki Shafi'i yi Hanabila rahmatullah alayhim ñoom seen yoon mooy ñoom dañuy xool ba yan règle la ñu njëkk a tëral d'abord à partir de texte alquran yi ak sunna yenn bi sallallahu alayhi wasallam ñu doog a tëral règle yi bu ñu tëralee règle yi ba pare nag ci la ñuy doog a génnee atte yi fiqh yi génnee ci règle fiqh yi ci règle usul yi d'accord donc dafa am jumhur voilà ak xanafi yi voilà rahmatullah léegi nag mu am tariq al jam'u baynahuma yoon boo xam ne dañuy boole ñoom ñaar yooyu nag ñoom ñooy ñu mujj ñi noonu la ñuy bindee Tajuddin as-Subki nag rahimahullah bi mu ñëwee jamonoom dafa dajale yooyu yëpp yoon maanaam téere yi ñu ci bindoon lu war tolloog 500 téere ci yoon boobu mu dajale leen dajale ko def ko benn téere mu tuddee ko jam'ul jawaami' mooy téere bi dégg voilà maanaam kon nag wax na ko rahimahullah atifan mbiram nekk aji tegale mooy atif mooy conjonction de coordination voilà boole ci waaw alaamaa ci li nga xamante ne yajibu war na i'tiqaaduhu ci ñu fas ko ci suñu xol mu ne bokk na ci li ñu war a fas ci suñu xol an na te war na bokk na ci li nga xam mooy te li wér bu wóor mooy ash-Shafi'i parce que Shafi'i la moo tax mu jiital ko moom Shafi'i lu ma sol wa Malikan ak Malik wa Abu Hanifa wa Sufyanayni ak ñaari Sufyan yi mooy Sufyan ath-Thawri Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri ak Sufyan ibn Uyayna wa Ahmad ak Ahmad wal Awza'i wa Ishaq muy ibn Rahawayh wa Daawud te mooy Daawud az-Zahiri wa Sa'ir ak ñi des ci a'immatul muslimin ci imaamu jullit ñi ñoom ñëpp ala hudan ñi ngi ci kaw njub min rabbihim bu tukkee ci seen boroom dégg nga waaw mu ne Shafi'i mooy Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi imam Malik ibn imam ibn Anas xam nañ ko Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit Sufyan ath-Thawri Kufa la dëkkoon as ibn Uyayna mooy faqih waa Makka imam Ahmad ibn Hanbal Khurasan
ñoom Shaybani la wal Awzaa'i mooy faqihu Sham borom xam fiqhu Sham jamono ñoom imam Malik ak yooyu Abu Amr Abdurrahman al-Awzaa'i ibn Amr al-Awzaa'i Ishaq ibn Rahawayh mook imam Ahmad rahmatullahi alayhi ay xarit la ñoon d'ailleurs Ishaq ibn Rahawayh bi moom moo toogoon ci benn jotaay fekk imam al-Bukhari ma nga xoon rahimahullah mu ne ak a neexoon ñu daje mu am ku bindu téere boo xam ne day dajale xadis yu wér yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax imam al-Bukhari rahimahullah nee na booba la wax jooju moo ci la rote bi mu rotee sama xol dugg ci sama xol rek moo tax ma am inspiration ci loolu bindu saxeex bi waaw Ishaq ibn Rahawayh mbokk moom ak imam Ahmad rahmatullahi alayhi ay xarit la ñu woon ay àndandoo la ñu woon moom ak Ali ibn al-Madini ak al-Fallas moom ak ki ci des Yahya ibn Ma'in waaw ñoom ñu rahmatullahi alayhi mais sinon mais nag Yahya ibn Ma'in ak Ali ibn al-Madini ñoom ci xadis bi lañ gënoon kii mais ñii tam ci fiqh ak xadis lañ foor moo tax imam Ahmad moo leen gënoon xam fiqh ci côté boobu voilà ak Ishaq ibn Rahawayh moo ko ci gënoon jege tuuti waaw Daawud ibn Ali az-Zahiri mooy imam Zahiri yi rahmatullahi alayhi voilà ak saa rek ñeneen ñi ci des voilà wa fil kawkab as-sati' xoolal kawaakib la bind waaw kawkab la nag kawkab as-sati' imam as-Suyuti moo ko bind li Suyuti ñeel imam as-Suyuti Abdurrahman rahimahullah léegi balaa nga romb fii waaw moom lu mu bëgg a wax en fait mooy li nga expliqué sànq mooy waa jumhur dafa am lu ñuy on va dire lu ñuy bindee téere fiqh waaw nga wax sànq non usul téere usul waaw Hanafi am nuñ koy bindee waaw mais moom wax bu mu wax fii imam as-Subki rahmatullah alayhi mooy ñoom ñëpp ñu ngi ci yoon bu jub bi waaw non maanaam téere bi laa la doon wax niñ ko bindee waaw mooy voilà mooy dafa jël 500 téere waaw yoo xamante ne dañoo bind dañuy wax dañoo boole téere maanaam jumhur voilà ak yu Hanafi seen méthodologie pour bind téere usul mu dajale yépp ak ni ñuy indee usul yi biñ dajalee yépp moom mu am ay 500 téere yu mel noonu yoo xamante ne moom la jël yi ko jiitu woon mu dajale ko segg ko jël wax yi indi ko ci téere boobu mu tuddee ko jam'ul jawaami am mooy li dajale ya dajale yoonu usul yi bind yi léegi moom ci biir loolu daf ne dafa am lu ñu war a gëm mooy bokk da ci yi ñu war a gëm fas ko ci suñu xol mooy ne imam Ash-Shafi'i imaamu Malik imam Abu Hanifa imam ñaari Sufyaan yi ñaari imam yooyu imam Ahmad imam al-Awzaa'i imam Ishaq ibn Rahawayh imam Daawud az-Zahiri rahmatullah ala al-jami' ak yeneen njiitu julli ñépp nga xamante ne nit ñi dañ leen di topp ndax ne dañoo yor mazhab ñooñu ñépp ci njub lañu ne bu tukkee ci seen borom ñun dañoo war a gëm loolu waruñu jàpp ne waaye ñii ñoo jub ñi ci des seen yoon du noonu kon leer na léegi kawkabu saati' imam as-Subki bi mu bindee Jam'ul Jawaami' rahimahullah imam as-Suyuti rahimahullah 2 générations après moom dafa ñëw bind téere bu ñuy wax kawkabu saati' way ko maanaam dafa jël Jam'ul Jawaami' mu way ko def ko poésie versifier ko comprendre am na nag par contre téere bi Jam'ul Jawaami' versification bi gën a baax ki ko bind mo Cheikh Abdullah ibn al-Hajj Ibrahim ash-Shinqiti rahimahullah moo ko bind kooku noonu moom mi ngi koy tuddee Maraqi Su'ud sammaytuhu Maraqi as-Su'udi li mubtaghir ruqudi was-su'udi okay no li mubtaghir ruqi was-su'udi voilà maanaam Maraqi as-Su'ud la waaw boobu 1000 vers la
mais da ko def ci nii règle usul yeeg yooyu vraiment masha Allah plus nag ba pare mu yokk ci ay règle maanaam usulu mazhab maliki mu yokk ko ci dëgëral ko ak qawaid fiqh yi mazhab maliki yi utilisé moo tax téere usul bi gën a mat a jàng mooy téere boobu waaw ndax li nekk ci jam'ul jawaami ala jël boole ko qawaidul fiqhiyya bu mazhab maliki maanaam pour maliki yi maanaam moom vraiment c'est le livre top voilà maintenant nag mu laaj commentaire et cetera tout ça voilà chara beeg yooyu mais en tout cas pour mokkal li ñuy jàng pour war ko mokkal moom gisuma téere usul bu ko gën a baax pour mën ko mokkal pour war ko mokkal 1000 vers la alfiya la voilà mu tudd Maraqis Su'ud moom ci boppam chara na ko après mu tuddee ko Nashrul Bunud sharh Maraqis Su'ud waaw dégg nga imam as-Suyuti nee na ci Kawkabu Saati rahimahullah wa Shafi'i wa Malik wal Hanzali Ishaq wa Nu'man wa ibn Hanbali wa ibn Uyaynata ma'a Thawri wa ibn Jarir ma'a al-Awza'i wa Zahiri wa sa'iri al-a'imma ala hudan min rabbihim wa rahmah wa Shafi'i wa Malik ak Malik wal Hanzali mooy Ishaq ibn Rahawayh mooy Ishaq ibn Ibrahim la tudd Ishaq ibn Ibrahim al Hanzali mooy ibn Rahawayh Rahawayh en fait Ibrahim la maanaam mooy papaam ci Perse ñoom Rahawayh mooy koo xam ne daa réeroon papaam daa mësoon dafa réeroon bi mu nekkee xale bu ñu for ko après dañu tuddee ko Rahawayh moo tax ñu Ishaq ibn Rahawayh doomu voilà al-Hanzali kon mu ne wan Nu'man an-Nu'man mooy imam Hanafi imam kii mu tudd Shafi'i déedéet imam Hanafi Abu Hanifa Abu Hanifa ok Abu Hanifa rahmatullahi alayhi waaw rahimahullah wa ibn Hanbali mooy ibn Hanbal waaw Ahmad ibn Hanbal wa ibn Uyayna Sufyan ma Thawri as-Thawri waaw Sufyan ibn Sa'id as-Thawri wa ibn Jarir mooy Muhammad ibn Jarir at-Tabari Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari moom mooy imam at-Tabari bu mag bi rahimahullah borom tafsir bu rëy bi at-Tabari men waaw moom tamit ci mujtahiduna yi la bokkoon ci imam yi la bokkoon amoon na mazhab sax boo xamante ne mazhab bu rëy la woon moom dañ ko doon comparer ak mazhab maliki sax mais at-Tabari moom ci tafsir dañ ko gën a xam no am def na ay tafsir waaw niki noonu la bindee téere fiqh Tahdhibul Athar ay titre boobu lu mag la comme ni Musannaf ibn Abi Shayba ak ñoom Muhammad Musannaf ibn Abdurrazzaq mel mais at-Tabari di kéem nga gën a dégg en fait tafsiram ngay waaw parce que tafsiram moo gën a rëy ak taarixam aussi dafa ne woon day bind gaa yi tafsir ñu ne ko ñaata kii la mu ne à peu près 30 000 pages gaa yi ne ko non loolu du jeex fekk moo gaa yi mu doon àndal ñu ne ko non loolu du jeex moom mu dem bind ko moom kese ci 3 mois après mu ne leen léegi nañ bind taarix histoire depuis moom Adama ba léegi nii gaa yi ne ko ñaan lay toll mu ne 30 000 pages yooyu moom tamit gaa yi ne ko non loolu du jeex mu bindaat ko ci 3 mois Allahu rahimahullah rahmatullah moom kese taarix ñaar taarix at-Tabari ak tafsiram bi ànd ak loolu dafa yoroon mazhab fiqh avant nag Shafi'i mazhab la woon pendant 10 ans après mu dem nekk moom mu ber mazhabam mu nekk at-Tabari ibn Jarir at-Tabari Muhammad ibn Jarir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ci imam yu mag yi la bokk waaw mazhabam sax dañ koy comparer ak mazhab Maliki rahmatullahi alayhi ci dëgëraay masha Allah waaw mais sauf que taalibe bi tamit dañoo sàggan yeggale wuñ liggéeyam kii wuñu ko perpétuer wuñ ko moom moo indi tam mazhab bi fay mais dañ doon wax ne bu doon juróomeelu mazhab dañ koy jàpp dëgg ci dëgëraay dañ naan mazhab ibnu Jarir la mooy al-Jaririyya mazhab ibnu Jarir at-Tabari bii la ma al-Awzaa'i al-imam al-Awzaa'i moom mazhabam ñëwoon na ba ci 7e siècle après hijra bi
mooy vers 14e jàpp 15e siècle bu moment boobu mazhab al-Awzaa'i bi doon na am. xam nga az-Zahiri ñu az-Zahiri mooy Daawud az-Zahiri. alhamdulilah moom mazhabam ba léegi am na ay quelques ñu ko am ay quelques mais bareetuñu mais bon mazhab Zahiri yi borom xam-xam rahmatullah alayhim du ñuy faral di ci duggul bu baax. parce que seen usul lañ dul faral di partager par rapport ak yeneen yi. mais jàpp nañ ne quand même mazhab la bu wér parce que mazhab Zahiri ak yeneen mazhab parce que yeneen mazhab bi dañoo tegu lu mu bon lu ci même mazhab Hanabila rahmatullah tegu na ci ra'yu maanaam teg na ci ra'yu maanaam mooy visionnaire nekk kuy gis am gis-gis ak xalaat ci mbir yi waaw mazhab yépp ko am loolu mais mazhab Zahiri yi ñoom ñoo amul loolu Zahiri yi ñoom dañuy dox rek ak zahiru nusus mooy zahiru texte yi rek le sens apparent des textes ñoom lañu topp ci lépp nag waaw comme li Ibn Hazm nag moom mooy seen imam moo ko dekkal mazhab Zahiri demoon na ba nga bu dul woon Ibn Hazm kenn dootu ko xamati rahimahullah moom la gars yi daji après. moom la gars yi daji après non. kan. Zahiri yi. waaw seen mazhab. waaw gars yi daji wuñ leen surtout ci seen côté aqida. non. du ñoom. déedéet du ñoom Ibn Taymiyya. subhanallah. waaw mais Zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom tamit ay borom xam-xam lañ mais c'est que dañuy topp ak zahiru nusus ñoom par exemple xoolal tey Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn saw ci ndox mu tag laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'im bu kenn saw ci ndox moo xam ne dafa tag allazi laa yajri mooy bi du ndaw xam nga loolu Ibn Hazm rahimahullah ne nit ki bu jëlee pot saw ci ba pare dem sotti ko ci ndox mu tag moom garawul parce que liñ koy tere rek mooy mu saw ci ndox mu tag mi maanaam pour wax la ñoom ni ñuy jusqu'à où la ñuy yegg ci zahiru nusus c'est pareil waaw voilà alors que ñee dañuy sàmmonteeg maanaa yi ñoom nag dañuy sàmmonteeg zahiru nusus yi zahir mooy le sens apparent des textes tout simplement seen usul ci kaw loolu lañ ko tabax. non subhanallah moo tax parfois day tumranke seen i wax yi waaw mais nag ñaar yëpp da ngay xam ne moom daf koo gëm vision la bu muy défendre sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg na ko ci usul moom am na usul attention zahiri yi dañu am usul moo tax même moom mi dafa bind téere usul Ibn Hazm rahimahullahu taala waaw téere bu rëy la sax bu am solo boo xam ne usul boo xoolee mais téere bu baax la ci usul mais sauf que par exemple ñoom dañuy bañ qiyaas pour ñoom qiyaas du dalil pour ñoom ijma tamit du dalil consensus communautaire waaw du dalil pour ñoom ak kii ak usul kii qiyaas du dalil tam pour ñoom et cetera donc maanaam c'est parce que seen mazhab moo demee noonu. Moustapha qiyaas moo ñu permettre tey bu benn fee xewee. waaw qiyaas moo ñu permettre ñu mën a génne. waaw mais ñoom dañ ne ñoom dinañ ko génnee mais pas ci qiyaas ñoom dañ qiyaas moom dëgërul du tout moo tax soo xoolee mais nag ñaari façon gis-gis yëpp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na ko souvent borom xam-xam rahmatullah dañuy joxe ci exemple xadiisu Banu Qurayza bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu woon laa tusallul asra illa fi Banu Qurayza mooy bi ñu demee ghazwatul Ahzab ñu mu ne aywa mu duma gaañu ba pare daal ne acca tàkk léegi nag ñu dem fekk ji yahudi yi fële ci Banu Qurayza ñoom it ñu duma leen parce que ñoom ñoo jàppale gaa yi mu ne bu kenn julli tàkkusaan lu dul ca Banu Qurayza saxaaba yi radiyallahu anhum dem moom mu jiitu leen moom ak benn groupe sallallahu alayhi wasallam léegi bi ñu demee ba ci yoon bi ñu gis ne gaa yi yéex a yegg tàkkusaan jot na saxaaba yi radiyallahu anhum xaajaloo ñaari xaaj ñenn ñi daal ni ñun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu duñu julli bu ñu julli lu dul ñu yegg fële ci Banu Qurayza kon nag ñun duñ julli lu dul dañ fay yegg tàkkusaan même bu dee timis day jot heure tàkkusaan bi day jeex Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun wax lii la ñu wax loolu la ñu def kooku lu mu topp le sens apparent zahir bi la topp
ci beneen groupe bi daal ni déedéet Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee loolu li mu ci jublu mooy nañu gaaw dem fa balaa ba tàkkusaan fekk ñu fa ñu jullee ko fa pour ñu gaaw a yegg loolu la bëggoon loolu la ci jublu woon ñun dañuy julli tàkkusaan parce que li ñu xam ci charia mooy julli tàkkusaan amuñu droit bàyyi ko ba mu génn kon ñun xamoon nañ loolu donc Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su waxee lii dañuy xool tamit lan moo tax ñu wax ko ñu xool ñu sàmmonteeg maanaa bi daal di julli tàkkusaan doog a dem bi ñu demee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di yéen ñaar ñëpp am ngeen dëgg kenn ku ci nekk topp maa la taxoon a jóg kenn ku ci nekk li nga wax layal nga ko lay wu dëgg waaye nag mu daal di jox dëgg daal di jox ne daal ni ki nga xam ne moom moo julli groupe boobu ñoom ñoo jàpp sunna mu ne asabtu mu sunna yéen a jàpp sunna maanaam kon loolu mooy wane ne mais l'essentiel bi fii mooy ñoom ñaar ñëpp maanaam ñaar yëpp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgëral na seen façon méthodologie bi ñuy def ba agsi ci ci jugement bi ñu war a wala li ñu war a appliquer. voilà sens apparent bi. waaw. sens plus ou moins. voilà loolu tax zahiri yi tamit dañuy considérer seen mazhab rahmatullah alayhi. c'est défendable. voilà dégg nga. mu ne kon wasaa'irul a'imma ak mboolem ñi des ñëpp nag ci imam yi ala hudan ñu ngi ci kaw njub min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahmatan ak yërmande mu ne waqaala wax na as-Suyuti imam as-Suyuti rahimahullah fi sharhi ci sharam dafa parce que dafa bind kaw comme ça te ko par sharam mu ne ay liñ ci nam mooy naataqit dañoo war a fas suñu xol an na lu wér ba wër mooy haula ñii na ay mooy imam yi wasaa'irul muslimina ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ñi ñëpp alaahu dan ñu ngi ñi ci def ñëpp alaahu dan ñu ngi ci kaw njub mi rabbi bu tukkee seen borom fi la aqaidi ci pas-pas wa ghayriha ak yeneen maanaam ci seen pas-pas dañoo nekk ci njub mooy waa ahlu sunna moo tax ñuy wax wa ghayriha ak yeneen mooy ci seen attu fiqh yi tamit maanaam d'une manière générale dañoo nekk ci njub donte maanaam bu ñu jëlee masala yi par benn nag am na ci yoo xamante ne mën na am njuumte wala yu mel noonu waaye soit dañuy ñàkk xam kan la wala boog bu ñu xamee kan la aussi maanaam ñun daal nañ jàpp ne daal yàlla dana ko fay maanaam ñoom ñëpp ñu ngi ci njub mooy kenn ku ci nekk yàlla dana la fay li nga jëf léegi nag ki nga xamante ne moom moo juum kooku benn fay lay am ki nga xamante ne moom moo jàpp dëgg gi kooku ñaari fay lay am qaala wax na Muhammad ibnu Umar al-Ghadamisi rahimahullah fi kitaabil aqaid ci téere bi nga xam ne aqida la ci la ñeel ko mu ne qaala nee na mu ne qaala Sayf al-Amidi rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm Sayf al-Amidi rahimahullah ci imam yu mag yi la bokk ci surtout ci usul mu ne ta rahimahu yàlla na gërëm yàlla yërëm ko allah bur yàlla taala aji kawe ji mu ne wa kaana nekkoon na al-muslimuuna way gëm ñi mooy maanaam way wommatu yu jullit ñi inda fa mawti nabi génn àdduna ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala aqidati ñi ngi nekkoon ci kaw benn pas-pas rek waahidatin bay aji benn lam yaqaa musul woon a rot baynahum seen diggante ixtilaafun ak wuute illaa lu dul fii masaa'ilin ci ay masala yoo xam ne ijtihaadiyatin ko ijtihaad la maanaam nit ñi effort d'interprétation lañ ci def pour mën ci génn ak jurisprudence laa tuujibu du waral ak takfiran ak weddi lool yéeféer loo nit walam yaqaati musuloon rot baynahum seen diggante ixtilaafun ak wuute fil masaa'il ci masala yi nga xam ne al i'tiqaadi ko jug pas la maanaam mooy ilaa an ba jamono ji nga xam ne zahara feeñ na nu faatul ñi nga xam ne ñoom way dàq ne alqadara dogal yàlla wootee gis nga groupe mbooloo moom nga xam ne dañuy dàq ndogalu yàlla maanaam loolu noonu dàq ndogalu yàlla awwalul xilaaf mooy njaal beenu wuute an nashi ba'di sosu fil i'tiqadiyat ci yi nga xam ne dañ koy fas ci suñu xol lam yazal musul dañ nag al xilaaf wuute fil i'tiqadiyat ci fas xol li ñuy fas ci xol mooy aqida yatasha'abu di tàqal di faral fàcce di wut ay di am ay car ay branche di génn ila an balaga mbete mu ila an balaga ba nga xamante ne jot na nag ixtilaafa wuuteeg ahlul islam ñooñu islam ila salaasan jëm ci ñett wa sab'ina yoo xamante ne gannaaw juróom-ñaar maanaam fukk maanaam 73 firqatan ci ay mbooloo kama kéem ni nga xam ne axbara noonu la xabaara bi zalika ci loolu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu yàlla na julli allah bur yàlla taala ji kawe ji alayhi ci moom wa alihi ak ñoom wa sallam te moom ko waaw maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy génn àdduna
jullit ñi mu fi bàyyoon ñoom ñëpp seen pas-pas daa wérul mosuñoo wuute ci pas-pas lu dul ne léeg-léeg dinañu wuute ci ay yenn question yu ndaw yoo xamante ne du waral ñu ne kii yéeféer la wala dot parfois parce que aqida ñaari affaire la ñaari mbir la dafa am yoo xamante ne moom wuute mënu cee am yoo xam ne wuute mën na cee am même bu dee ci domaine aqida la ñuy wax yi tax nag ñun ñu ne ñu yéeféer la nit wala ñu naan nitu bidaa la kooku mooy yi nga xam ne wuute waru cee mën a am benn wax rek ka ci war a mën a am ndax mbir yi dafa leer nañ leer na lu demee nekk yàlla kenn la lu demee nekk yàlla amul jëmm lu demee nekk yàlla amul place yu demee nekk yàlla day gis lépp lu demee nekk yàlla def na ko gis aljana yooyu nga xam ne daa leer nañ kenn du ko wedd yu demee nekk yàlla xam na lépp yooyu yu demee nekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla mujjee yónni lu demee nekk maanaam moo tëj yëpp te it képp ku ko gëmut nekkoo ci njub ak yooyu nga xam ne dafa leer nañ yooyu moom gars yi daal nañu ci wuute ñi njëkk a wedd yàlla maanaam ñi njëkk indi wuute mooy ñi dàq ñi nga xam te ne ñooy xadariya yi ñoom dañoo ñëw di weddi dogalu yàlla ne yàlla mooy dogal lépp li baax ak li bon yëpp yàlla la neex moo tax mu am ñoom ñoo commencé ne de gars yi def leen ndànk sinon xanaa kon ça veut dire que yu bon yi xew yàllaa ko fiy def ñu ne ko waaw mu ne non kon de maanaam ñu bañ loolu ñoom nag biñ koy sos wax lu bon taxul leen woon jóg dañu bëggoon parce que seen intention dafa rafetoon parce que ñoom li ñu doon bañ buñ ne yàlla mooy dogal lépp loolu li muy tekki mooy kon yu bon yi xew yàllaa ko fi def loolu lay tekki te kon bu boobaa léegi ñoom ñu ne te loolu kon day tegtale ne kon yàlla ndekete am na lu bon lu ne ci moom subhanallah looloo tax muy mën a def lu bon subhanallah comme ñoom maanaam ñoom dañoo jàppe ne le fait que nit ki def dara loolu ab melo la ci moom fekk du loolu maanaam dañoo askane la xam nga du benn yàlla bi mu bindee moo bind yu baax yi bind yu bon yi waaye tekkiwul ne moom daa meloo woo ni mbindee fi mel nit mën naa tabax bu dëgër këcc te moom dëgërul c'est sûr ak moo bari sax waaye lu baax bu amee moom la lu bon bu amee tam moom la waaw moom la neex lu ko neex rek a fi am lu ko neexul du am waaw te noonu la ko nattalee moom moo ko ci def moom moo ko bind moo tax min sharri ma xalaqa ñu ngi muslu ci yàlla ci bonu ci lu bon yi mu bind ci yu bon yi ne ci li mu bind moo ko def mais problème bi mooy ñooñu kon ñoom ñoo njëkk indi li nga xamante ne moom mooy affaire wuute ci aqida bu baax léegi nag ci ginnaaw gi ñeneen ñi ñëw ñoom xawaari jeeg et cetera ñooñu ñëpp ñëw affaire yi tàqali ko ba nekk 73 groupes comme ni yeneen ci bi waxoon sallallahu alayhi wasallam nee na gars yi dinañ tàqali ko ba nekk 73 groupes lii nag moo tax ñu wax 73 groupes yooyu tekkiwul ne tijaan yaa ngi murid yaa ngi xaadir yaa ngi ñetti set déedéet te ibaadu yaa ngi yooyu déedéet tekkiwul loolu de 73 groupes yi bu doon parce que bu doon loolu kese boo boolee tariqa yi da ngay dem réew moo xam ne fu demee ne Maroc wala nga dem Égypte yooyu tariqa yi ëpp nañ téeméer di dem kon du looloo tax muy wax li muy wax mooy ñi bokk ci ahlu sunna d'ailleurs te ñooñu ñoo ëpp ñooñu ñooy 9/10 xeet bi xeetu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam 9/10 maanaam 90%. 10% kese ñoom ñoo nekk ci 72 yi ci des 72 yi sànku yi ay groupe yu ndaw lañ nga xam ne dañoo wuuti mbooloo jullit ñi waaw dégg nga loolu lay wax nii nag mu ne kon nag wuute yooyu noonu mu ne wa muraadu namm ak nabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam biftiraqim ci seenu tàqalikoo ila salaasin jëm wa sab'ina jëm ci juróom-ñaar fukk ak ñett firqatan ci kuréel innama li am res mooy huwa moom al ixtilaaf ak wuute la fil aqaa'id ci pas-pas ak diine yeey ko jug diine al usul yi dégg nga yi nga xam ne cosaan yi lañ fondement yi al qat'iyat yi nga xam ne dañ ciy dogu dafa leer naññ dañ ciy war a dogu mimma ci loo xam ne yakunu dana nekk al musibu kay am dëgg fii haa ci yooyu masala waahidan kenn rek la mën a doon ijma'an ci lu mbooloo ci borom xam-xam yu dëppoo
ne lii moom ki dëgg benn rek la ci képp ku ñëw ne borom xam-xam yi li ñu wax du nii ci masala bi yow yaa juum yow la ñuy teg ne ñun jàpp ne commencé xam ne yow nitu bi daal wala boog boo yeggee ci yenn affaire yi ñu ne yéefir nga laa yenent bi sallallahu alayhi wasallam li mu doon wax ci wuute yooyu juróom 73 groupes yooyu nekkul al ixtilaaf wuute fil ijtihaad ci ijtihaad fil furu'i ci car yi nga xam ne ak zanniyat yi dañ koy njort ndax gallax nde ko ci faratay njàpp la bokk wala déet loolu yooyu taxul ñu wax de ndax faatiha ci faratay julli la bokk wala déet yooyu taxul woon muy wax yooyu dañ koy njort parce que kenn ku ci nekk bu layee ba pare nga tàcc ko kon dëgg gi du ñun ñoo koy àtte dañ naan rek lii lañ jàpp ni moo gën a dëgër yàlla moo xam dëgg mbir yi mimma mooy yooyu nga xam ne nekkul kon yi nga xamante ne dañ koy njort mimma ci yi nga xam ne yakunu dana nekk kullu mujtahidin képp koo xam ne da ngay def ijtihaad fiihaa ci bool ci loolu musiban di aja jot dëgg maanaam jot fay jot googu nag dëgg jam dëgg googu noonu waxoon nañ la ci anam ji mu mën a nekke li ci gën a dëgër insha allah mooy loolu mooy ñaari possibilité moo am mooy soit nga def ijtihaad imam bi mag imam yi wala waa ngir ba def ijtihaad juum bu boobaa juum nañ mais ku jëfee ñoom la ñu wax da nga am benn fay waxoon nañ ko ci chapitre 7 bi waaw kay wala boog ñu def ijtihaad waaye am dëgg kon bu boobaa ñu am ñaari fay comme ni mu nekkee ci xadis bi gis nañ ko tamit am na xadis bu ci wax ni buñ gisoon ci chapitre 8 bi tamit def nañ effort pour nekk ci yoon bu voilà pour nekk ci yoon bu baax na voilà ba pare tamit teg nañ ko ci ay cëslaay yu dëgër am nañ ay fondement waaw kay mu ne loolu ka Malik kem imam Malik wa Abu Hanifa ak imam Abu Hanifa wa Shafi ak imam Shafi wa Ahmad ak imam Ahmad wa nahwuhum ak ñu mel ni ñoom min al a'immat ci njiiti imam al mujtahidina yoo xam ne dañuy ijtihad radiyallahu anhum fa kulluhum ñoom ñëpp ala aqidatin ñi ngi ci kaw aqida wahidatin ba jay benn ñoom ñëpp yam benn pas-pas bu ñu am fii usuli diini ci cosaan ak diine yi ñoom ñëpp ñoo yor pas-pas mooy pas-pas ahlu sunnati wal jamaa waaw bokkut ak pas-pas wahabidi ñoom seen pas-pas baaxul d'ailleurs ñoom ñii seen téere yi boo leen xoolee dañuy gis ne pas-pas bokkut ak pas-pas wahabidi moo tax wahabidi na fan la ñuy mujj dañuy mujj wax ne ñoom ñëpp gaa yi ay Nawawi ay Ibn Hajar ay Suyuti ay Subki gaa yi ñu lim fi pour ñoom nañu sànku seen pas-pas baaxul même bu fekkente ne jàpp nañ ne boroomi xam-xam la yu ñu mën a référé woo ci yeneen domaine waaye ci aqida moom déedéet kon kay sëñ bi xam nga ni ñoom ñoo jub wax dëgg yàlla nag te ñoom rek ñoo ko xalaat waaw ñoom ñoo jub way munuñu nekk imam yi yëpp ñu ay gars yi nañ wax dëgg dégg nga mu ne kon wa kulluhum te ñoom ñëpp nag alaama ñi ngi nekk ci kaw li nga xamante ne alayhi nekkoon na ci kawam annabi yenente bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wasal wa ali ak ñoñom wasallama te mu musal ko wa madhabihum seen mazhab yi nag kulluhum ñoom ñëpp nag tarji o day dellu ila firqatin ci kuréel googu waahidatin ngay benn mooy kuréelu waa ahlu sunnati wal jamaa wahiyate mooy annaajiyati bay mucc kuréel gii mucc allati gi nga xam ne maa alayhi alaama mi ngi ci kaw li nga xam ne nekkoon na alayhi ci kawam annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ashaabi ak saabam wa jaalani yàlla def allah bur yàlla wa iyaakum ak yéen min ahliha ci ñoñam dunya ci àdduna wa uxra ak àllaaxira intaha fa la wax jeyam mu ne wa fi idaati du junna nekk na ci ida insha allah buñu daan rek ni wa fi idaati du junna buñ boo demee ci téere bi ñu wax idaatu du junna téere la boo xamante ne ci aqida lañ ko bind tamit ak fi aqida ahli sunna waaw kan moo ko bind imam kii moo ko bind Shihabuddin Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Muqari waaw rahimahullah al-Maghribi la ne yaqulu noonu la ko tàmbalee mu ne yaqulu Ahmadul Faqirul Muqari al-Maliki al-Maghribi al-Ash'ari noonu la ko tàmbalee idaatu du junna imam kii Cheikh Abdul Ghani astaghfirullah Abdul Ghani an-Nabulusi Abdul Ghani ibn Ismaïl an-Nabulusi rahimahullahu ta'ala non daf ci def sharah waaw téere la tam bu baax ci aqida mu ne wa malikun wa ahlul ijtihaadi kullun ila nahji sawaabi haadi كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذرت بالمنيفة
wa kulluhum ala hudan min rabbihim mu ne ila axiril bayt mu ne wa Malik wa ahlul ijtihaad ak ñooñu ijtihaad yëpp kullun ñoom ñëpp nag ilaa nahjin ci njub ci yoonu as-sawaab njub haadi la ñuy gindee nit ñi mu ne comme kan nga ne Malik mu ne la waaw parce que mooy sama imam moom mooy imam moom Maliki la rahmatullah alayhi maanaam mu ne imam Malik radiyallahu anhu mu ne ak ñooñu ijtihaad yëpp nag laa wax ñoom ñëpp ci yoonu njub la ñuy gindee nit ñi ka Shafi'i mu ne comme kan ma ne mu ne kem Shafi'i imam Shafi'i Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal zirru tabi moom moo xam ne borom martaba la al muni fati bay aji feeñ te leer te baax wa kulluhum ñoom ñëpp nag alaahu dan ñu ngi tukkee ñu ngi ci kaw njub mi rabbi bu tukkee seen borom ila axir bayt ba jeex mu ne wa fii jawharatu tawhid boo demee ci jawharatu tawhid mooy téere bi ñu war a jàng insha allah bu imam Ibrahim al-Laqani imaamu Maliki yi ci jamono moom tamit rahimahullah d'ailleurs tuhfatul murid wala ithaaful murid bokk bu moom la Cheikh Ibrahim al-Bajuri moo ko bind mooy sëriñu Ibrahim kii imam an-Nawawi lañ kii an-Nabahani laa bëgg a wax an-Nabahani sëriñu mi waaw moom waaw li ëpp ci sëriñam yi Ibrahim al-Bajuri boobu mooy seen sëriñ moo sharh Burda tamit Burda bu kii voilà buñ na ci sharh moo bind tam kon ci sharh Jawharatu Tawhid bu imam al-Laqani rahimahullah mu ne kon mu ne boo demee ci Ibrahim al-Laqani rahimahullah dane ci Jawharatu Tawhid mu ne wa Malikun wasaa'irul a'imma kaza Abul Qasim hudatul umma mu ne wa Malik wasaa'ir ak ña des ci al-a'immati imaamu julli ñi mooy am na saa'ir nag bu ñu gisoon sànq ci lu jiitu loolu dañ ni mboolem parce que mais loolu bariwul lu muy tekki mboolem mais après yi ci des yépp yiñ gis ci saa'ir li ëpp ci lay tekki waaw li ci des waaw wala li ci des baaqi lay des bawaaqi maanaam li des ci yeneen imam yi maanaam ñoom kaza ni ki noonu Abul Qasim mooy Abul Qasim al-Junaydi waaw mooy imam al-Junaydi waaw ñoom ñi parce que moom ci tasawuf la voilà ñoom hudatul umma ñoom ñuy gindi xeet wi imam Malik ñoom Shafi'i ñoom Ahmad ibn Hanbal ñoom Abu Hanifa rahmatullah ay ñeneen ñu mel ni ñoom comme ñu doon lim sànq al-Awzaa'i et cetera mu ne ak Abul Qasim al-Junaydi radiyallahu anhu ak ñeneen ñu mel ni moom tamit ci wàllu googu hudatul umma ñoom ñuy gindi julli ñi mu ne fa waajibun taqlidu xibra minhum kaza hakal qawmu bi lafzin yufhamu xoolal gis nga édition bi dafa mel ni lii du way ba pare tamit gis nga fi mu bindoo fii Jawharatu Tawhid mel ni ci biir way wi la bokk voilà alors que dafa waroon dem ala li ñu wala yooyu gis nga daane wa fii Jawharatu Tawhid bu indee lii daal di jël lii tamit teg ko maanaam mu nekk comme way voilà fa waajibul mu ne war na dafa war taqlidu taqlid xebrun ak fóore minhum bu ci ñoom kaza ni ko nii nag xakaa noonu la nettalee alqawmu nit ñi bi lafzin ci kàddu yëf xamu bu ñuy dégg bu ñu mën a comprendre maanaam fii li mu la wax kon leer na topp gi ñu taqlid bi ñu leen di taqlid ñoom imam yi wax naa la ko sànq mooy ci seen usul yi ndax mënoo créer sa usul bopp et cetera loolu yaakaar naa leeroon na waaw ba pare tamit mais sinon dañ leen di topp ci yi ci des dañ leen ci topp mooy dañuy xool seeni dalil ñu xool mu ne wa fi sharhi boo demee ci sharham te mooy ithaaful murid bu al-Bajuri bi ñu doon wax sànq mu ne wa Malik ibn Anas wa sa'ir ay baaqi ay lim ci nam mooy baaqi li ñuy des ci al-a'immati al-ma'hudina yéen ñi xam ña yaani maa ngi ci nam a'immatul muslimina imaamu jullit ñi ka Abu Abdullah ke mel ne Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i radiyallahu gërëm Allahu ta'ala ji kaw anhu ci moom wa Abu Hanifa te mooy Abu Hanifa mooy Nu'man ibn Sabit wa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal radiyallahu gërëm Allahu ta'ala ji kaw anhum ci ñoom ajma'ina mboolem seen mu ne wal ula mu ne lu njëkk gi nag jaala def na al ñooñ lil kamaali ñeel matale maanaam lu njëkk li mooy ñi ci dafa def al maanaam
wal awlaa la gën a yey mooy jaala dafa def al lil kamali ngir matale mooy wasaa'iril a'imma ngir matale ñëpp ngir mën a matale ñëpp li yaddu xula bu ko defee mu dugg kat sawri ku mel ni imam as-Sawri wam na Uyayna ak Uyayna wala Awzaa'i xususan rawat maanaam particulièrement imaamu ahlu sunnati mooy imaamu ahlu sunnati mooy ñan mooy lu demee nekk Abul Hasan al-Ash'ari ak Abul Mansur al-Maturidi radiyallahu ta'ala anhu waaw ay maanaam li mu ci nam mooy misla man ñoom dañoo mel ni kem ñi nga xamante ne zukira tuddeef na leen fil hidayati ci njub wastiqamatin aku coowooral ak tariq ci yoon Abul Qasim maanaam bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo nuroo ci njub la ñu nekk ñoom tamit ku mel ne Abul Qasim ibnu Muhammad al-Junayd fa yaataqadu def na wareef naa pas ci xol ne anna Malikan naka imam Malik wa man zakarahu ak ñu mu tudd maaxoo ànd ak ñoom ñëpp hudatul ummati ñoom ñooy gindi ñooy orienté xeet wi allati bi nga xam ne hiya moom mooy xayrul umam gën ci xeet fahum kon ñoom kat imam yi ñu tudd xiyaaraxaa ñoom ñoo ci gën baadama ginnaaw bi nga xam ne zukira tudd nañu mina sahabati ci sahabati wa man maam ak ñu ànd ak ñoom kon fa wajibun war na indal jumhur fa la ëpp ci borom xam-xam yi ala kulli man ci képp koo xam ne lam yakun nekkul fii ci moom ahliyatul ijtihaad yi yelloowul al maanaam mooy amul critères yi nga xam ne war naa tax mu yelloo bu nekk di ijtihaad al mutlaq ba ñu joyal taqlid mu taqlid ay maanaam li mu ci nam mooy al axdu mu téye bi mazhabin ci mazhab xebrun fóore minhum ci ñoom fil ahkaami ci atte yi al far'iyyati yi adi caraloo yi boo xamante ne yaxruju dana génn min wahdati taklif yi maanaam ci kóllëre maanaam taklif maanaam mooy le fait que mu nekk mukallaf mooy toggoo gi ko yàlla togg def bi taqlidin maanaam ci mu taqlid ayyuhum ku ko soob ku mu mën a doon saa ku ko soob ci ñoom waqat dëgg-dëgg in aqada ta fasu na al ijmaa mbooloo boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne alaa ci li wér boobu mooy an na li wér liy mbir te mbir mooy man xallada képp koo xam ne da ngaa taqlid fil furu'i ci car yi wa masaa'il al ijtihaad ak masala ijtihaad yi waaxidan benn imam min haa'ulaa'i al a'imma ci yile imam baada ginnaaw bi nga xam ne taxaqququl wóor na la téye nga dabtu maanaam tekk nga règle yi nga xam ne moom mazhabahu mooy mazhabam bi tawaffuru shuruti ci nga matale charte yi wanti faal moo ne te dàq nga li nga xam ne moom mooy tere nga war a leen mën topp képp ku def loolu te topp leen bari ak kooku deñ na min ahdati taklifi ci kóllëre maanaam kooku moom bari un ku deñ la maanaam min ahdati taklifi ci kóllëre bi nga xam ne moom mooy kóllëre togg jëf gi ñu koy def maanaam moom mooy contrat wam daal maanaam matal na ko fii maa ci li nga xam ne xallada fii moom la taqlid mu ne intaha jeex na mu laxasan maanaam ci tënk maanaam da ko tënk wax ji insha allah taala bu ñu ñëwaatee wax ji dinañ ko gën a yaatal dinañ ko gën a leeral insha allah parce que dañuy voilà de jamono ji insha allah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin